salaamaaleykum mbokku téléspectateur Ngor Plus encore une fois tey fii ñu nekk fii ci Ngor donc li ñu nekk ci Ngor donc dafa am benn événement bu am moo tax ñu tudde ko édition spéciale donc avant tout dañuy jox kàddu gi ñu présenter un peu suñu invité yi salaamaaleykum président. waaleykum salaam Bara maa ngi lay nuyu di la ziar di téléspectateur Ngor Plus di nuyu également population Ngor yëpp. waaw donc ñu nekkaat si suñu beneen invité mu nekk El Hadj Abdoulaye Samb mu nekk porte-parole collectif bi El Hadj ñu ngi lay nuyu. waaw ñu ngi delloo nuyoo bi Baye Bara di nuyu mbokki téléspectateurs yi ñuy seetaan à travers Ngor Plus di ziare ñëpp di ziare waa àdduna bépp macha allah. waaw donc comme ni ngeen ko gisee donc mu nekk une édition spéciale président donc tey jii nii bu ñu nee édition spéciale c'est un fait qui est vraiment spécial par rapport li fi xew ngeen organiser benn point de presse. mais avant ñu ñëw sa point de presse bi damay laajte est-ce que mën nga ñu andiwaatal tuuti historique gu collectif bi nga xamante ne moom ngeen créé. waaw jërëjëf Bara ginnaaw bu ñu la nuyu ñi téléspectateurs yëpp collectif bi li nga sabab daanaka sax ab continuité la rek parce que boo seetloo depuis 2011 ñu ngi xeex ci wàllu extension village de Ngor au passage ñu gërëm ñi nga xamante ne ñoo tàmbali xeex mi muy ñoom El Hadj Ablaye mi à travers les jeunes de Tanka. ñoom ñoo nekkoon vraiment di xeex ci mbirum li nga xamante ni mooy extension village de Ngor ñu dem à un certain moment mbir mi amoon na avancement bu am solo wax dëgg yàlla parce que population yëpp ci àndoon waaye biñ demee ba ci biir dañu seetlu woon ne bon les autorités administratives ñoom ñu ngi doon xeex de seen côté autorité coutumière di xeex seen côté ñoom jeunes yi au niveau de Tanaka ñu ngi def seen côté ñu ne nag pourquoi pas ñu jéem a fexe dajale toutes nos forces. dajale jeunes yëpp wala pàcc yooyu nga xamante ne ñoo doon dem di xeex wàllu suuf si def ko benn entité boo xamante ne dañ say retrouver su ko defee xeex bi gën a am doole. loolu nag day rejoindre un peu wax ji nga xamante ne suñuy maam dañ ko doon wax Ngor doon leen benn boo leen doonoo benn lépp lu ngeen wuti rek di ngeen ko am. si loolu nag dañuy waxtaan suñu biir ñu dem seeti kilifa yi administratif seeti également chef de village imam. ak association yi nekk ci dëkk bi yëpp pratiquement ñu waxtaan ñu ne nañu mettre en place un collectif bi ñu mettre en place nag ce collectif là man ñu tànn ma ne ma coordonnel mais y a un bureau mais lépp lu ñuy def rek wala lépp lu ñuy dox rek dañ koy def ci turu collectif bi. loolu moo waral tey ñu woote un point de presse pour déjà montrer que ne toutes les entités de Ngor ñu ngi derrière ce collectif là sunu kaddu maire bi la kaddu chef de village la kaddu imam la. ñu convoquer la presse convoquer les populations également pour que ñu lancer encore une fois message bi nga xamante ne moom lañ yàgg di ko lancer état bi loolu moo waral tey jii collectif bi ñu mettre ko en place. damay sa intervention am na solo président mais toujours si intervention bi El Hadj dama si jàngat ne donc collectif bi da ngeen ko créer juste pour revendiquer si extension aéroport bi. revendication bi mosuñu si jóg waaye comme ni ma ko élaboré. yaakaar naa ne ku nekk jóg na comme ni ma ko waxee de Tanka à nos jours chef de village maire jeunes yi coutume bi ku nekk jóg na di laaj du mën a ñii doon laaj dañuy dese efficace déedéet dama jàpp ne rek ab tëx la ñuy waxal mu am benn jam-jam boo xamante ne dafa ne suñu biir ñu koy faral di reprocher te loolu gor guñ ko wax war ngaa mën a xoolaat sa taxawaay réparer ko bu dee sa dëkk jaral na la ko maanaam mënu leen ànd nekk benn loolu moo waral ñu ne léegi bu ñu naree liggéey en mode dispersé lu tee ñu dajale suñuy doole ñu doon benn muy le collectif kilifteef gi benn la coutume bi yaakaar naa ne Jaraaf Saliou fi ne administration bi Amadou Gueye moo fi ne diina ji imam Youssou Ndoye moo fi nekk ñu ànd ak fere yi ànd ak jeunes yi loolu rek moo changé ci mbir yi mais boo koy xool Ngor Debout def na point de presse boo xamante ne chef de village ak imam ñëpp a teew tey boobu ànd nañ sax maire donte teewul mais bii dafa gën a jëmmal lépp ndax fii yëfi toll la moo tax yëfi moo toll à l'extrême daanaka dañ naan xeex bu mujj la moo waral kun ñun ñëpp ñu àndaat boolewaat suñuy force ngir ñu dégg ñu bokk pour une dernière fois
loolu moo waral collectif bi mu jëm si aéroport bi waaye yaakaar naa ne warum faa yem ndax buñ fa génnee lu mel nii waroo kaa samp si dëkk dox dara yàlla defal la si ndam après nga koy teg si suuf pour man dafa war a continuer di cheminer à d'autres combats yoo xamante ne mu ngi suñu kanam. parce que man je pense que man foofu la ñu war a sax accentuer wu si débat bi pour que à ce que lii nekk benn continuité par rapport ak fait yi xamante ne dañuy ñëwaat à l'avenir pour Ngor parce que président man dama yaakaar lii war na nekk benn déclic boo xamante ne day pour sauvegarder un peu aussi sax patrimoine du village bi je pense bien. tout à fait xam nga lii dama yaakaar ne la yàlla moo si teg loxoom ak sunu ñaanu maam yi. mais tey si tey ku Ngor boo gisee yëf yi ni muy doxee sentir nga ne gis nga teg nga sa bët ne vraiment Ngor mu ngi dépassé ay problèmes yu bëri et ça c'est très important tey waratuñu toll si état boo xamante ne nii ay conflit day am biir Ngor loolu moo tax objectif principal bu collectif yi mooy teer suñuy këral yëpp les këral interne la dañ ko jël sànni ko fële ñun dañ jàpp ne Ngor benn problème lañ am benn problème te nguur état du Sénégal moo ñu ko teg état du Sénégal moo ñu ko teg. si nan la leen ko tegee. ni mu ñu ko tegee c'est-à-dire mooy damay commencer depuis Abdou Diouf du mën a sax Senghor mais depuis Abdou Diouf parce que état continuité la Abdou Diouf moo ñu fi indil remembrement des Almadies jox ko ay sénégalais bàyyi sénégalais yi nga xamante ne ñoo fa nekk ñu nekk ay waa Ngor te ñun ñoo gën a jege kii bi dugg bi si biir Ngor dagga ko ne état ñoom dañ ko soxla après ça Ablaye Wade ñëw ñu yaakaar ne suñu problème dina réglé wu Ablaye Wade gën ñoo rey. jël aéroport si li nga wax ni donc président yëpp dañuy ñëw pour promettre leen que ne bu ma falee dina. mais loolu moo fi am mais Baara xoolal Ngor la commune de Ngor mais institution yi gën a mag si Sénégal mu ngi biir Ngor pays bi ëpp puissance si Ngor si Sénégal si monde bi mais mu ngi Ngor fii à travers l'ambassade des États-Unis ñuy jël fii le King Fahd Palace hôtel bi gën a mag si Sénégal mu ngi fii à Ngor les Nations Unies les ambassades les résidences les ambassades ñoom ñëpp seen résidence yi fii la nekk au niveau de Ngor te Ngor bénéficié wul si dara si institution yooyu noonu loolu injustice la beneen injustice bi gën a garaaw canal bi gën a mag si Sénégal si au niveau de Dakar ñu ñëw sàndal ñu ko fii suñu géej gi loolu du injustice te beneen problème social bi géej gi mu ngi avancé mu ngi dugg si biir kër yi fii ñun ñëpp xam nañ ne géej su yëngoo géej gi day dugg si biir kër yi mais loolu injustice la problème gën ko metti Ngor dafa am benn baat boo xamante ne nii temps yi moo fi am mooy remplaçant xam nga la mooy remplaçant dafa am ñooy xamante ne dañuy tëdd seen mbër kër tey guddi gi bu fajar jotee dañuy yeewu dem ñeneen ñoo xamante ne dañoo fanaan si kaw terrasse yi wala ñuy taxawal si garage bi après door a ñëw tëdd suba gi. loolu mooy remplaçant yi saa waay Ngor moo gën a metti dëkk boo mënta gis fii si Sénégal Ngor moo gën a metti ñu ngi dund loo xamante ne nii gis nga village de Ngor bi rek wax naa ko sànq si point de presse bi ñu ngi polariser si biir village bi une densité de 10 000 habitants au kilomètre carré 10 000 habitants c'est excessif loolu c'est extrêmement grave amul fenn gis nga fuñ bu ñu am nga fa lañ jëm fi ñu jëm mooy gis nga li am si ghetto yi ak si favela yi au niveau du Brésil ghetto yi au niveau des États-Unis boo mootee loolu moo fi am ñaanuñu ko yàlla loolu nag mooy indi ay soulèvement populaire Ngor soulevé wu nañ de mais suñuy kilifa ñoo ñu téye saa yu ñu jógee rek kilifa dañ ñaan dellu leen gannaaw wala bàyyi leen wala ainsi de suite après ñu toogaat mais gis nga à un certain moment gis nga bombe bi bu explosé kenn dootuñu mën a téye parce que lii problème social la te état bi rek moo ñu ko teg du keneen li ma wax rek Abdou Diouf dafa ñëw jënd xar mi tëral Ablaye Wade ñëw rendi Macky Sall ñëw doggali ñu fees ñu ren ñu loolu mooy wax ji loolu mooy problème bi ñun ñëpp a koy dund bu yàggee tudd na Ngor mooy explosé ku nekk boo amee sa 1 million wala 2 millions nga dem jënd terrain feneen jéem a am ay moyens pour tabax su ko defee nag mbokk gi daal tas Ngor dootul exister dama yaakaar ne état bi loolu la bëgg si Ngor. donc mu nekk aussi ay kàddu yoo xamante ne aussi bon peut-être ñi nga xamante ne ñu ngi Ngor mën nañu ba comprendre bu baax a baax moom fi muy waxee mais man dama yaakaaroon ne phénomène social boobu noonu accès wul Ngor dafa nekkoon Wakaam ak Yoff ba accès wul Ngor mais El Hadji Mamadou Ndoye ni mu wax ni en tant que président
moom peut-être moom am na si aperçu par rapport ak li mu wax mais El Hadj Ablaye président li mu wax am na solo ba tax na yéegi donc je pense que yéen collectif bi moo leen di permettre pour ngeen résoudre ce problème là. moom la ñu yaakaar ndax collectif bu imam raati bu dëkk ànd na ay ulama ànd si dafal ñaan chef de village bi ànd ak ay frèm ak ndey njàmburam bàyyi ngoone géej ñëpp ànd ak yow maire bi ñëw ànd ak yow jeunesse bi ñëw taxaw loolu mooy ab dëkk te dañ na mbooloo mooy doole ak jamaatu rahma mbooloo sax yërmande la mais dafa am lu Mamadou wax dama nakaan de Senghor ndax Senghor la loi 1964 moo ndikk a rey lébu yi c'est en 1964 la ndikk a créé domaine national nga domaine national boobu daanaka Ndakaaru rek lañ ko doon exercer ak Ndar daanaka mais àla rawti Ndakaaru parce que gis nañ ne lébu yi ñu ngi toog ci richesse boo xamante ne buñ jogul su ñoom danañu ilif réew mi ci lépp ndax boobu lépp réew mi Ndakaaru la ba tey jii nii loolu yàlla ko dogal mu créé domaine national boobu dañuy fekk ba pare bi loi bi ñu ko dugalee daf ci boole waale ab galgal dana képp ko am suuf na nga ñëw ñu tiitar ka mais état bi da ci am 34% ñu bëri nañu bañoon ci lébu yi tiitarew ñu yor seeni tool continuer état bi ñëw def ko domaine national moo waral coowal suuf bëri état boobu di manigance loolu tey boo koy xool fu gën a bakkane ci réew mi ñoo ko yor Mamadou dafa wax sànq ay mbir yu fi xew mais dama koy wax siège banque mondiale actuellement mu ngi Ngor ñu koy def ñu koy tabax te loolu fa la tàmbale mbokk la ci lébu gi muy Malick Sy Souris am un projet école de football ñu dagg Almadi lu toll liñ ko daggal mu def ko école de football muy woon naka la tuddati sax waaw fii jeunes yu bëri génne Aldo Zantina ci suufas Ngor tey soxlaatu ka mu jaay kat ay milliards def ko ci poosam waa Ngor toog Macky Sall mii tey kër gi Farba Ngom dëkk Macky Sall moo ko xëccoo famille fii ci Ngor ko xam na xam waase dañ ko sëkk fekk géej sëkk ka xëccoo ko gañe ka en tant que ministre de l'intérieur may ka Farba Ngom ñu dund ko fii ci Ngor ngay fekk Mamadou am tool ci booru géej di ut ay këyit état bi na la deet foofu domaine maritime la maanaam foofu ñëpp fa war a am accès mënuñu ko bàyyeex ak famille ñu koy jariñoo mais dañuy xëy domaine maritime ñu déclassé ko def ko domaine privé de l'État jox ko un particulier da ngay wax ñu ne la non l'État se comporte comme un particulier day may ku ko neex jaay ku ko neex mbaa mu abal ku ko neex mbaa mu loué ku ko neex léegi ana autochtone bi nga xamante ne moom suufam ñun fii lañ war a jóge tey dem seeni dëkk ñoom pour uti fa kër li Mamadou wax du ñu si fekk de gis nga insécurité bii di am mooy jur seen musiba ñoom ndax ab xale du màgg si dëkk di dégg ab léeb bu ñu ko léeb di ko fi bàyyi muy sa maam moom fii nan la ko suñuy maam moomee ñu ñàkk ñu nekk injustice ñoom bu ñu yaakaar ne dañ fiy bàyyi seen njaboot ëllëg ñu dëkk fi am jàmm dañuy nax seen bopp gis nga nit du nax boppam aw askan mënul toog nga bëgg leen toroxal say doom tedd tekki am jàmm ana waa PS yi ko fi njëkk woon ñenn ñi mënatuñoo jëriñoo seen i kër Almadi parce que jardin bi rek pour dundal garab bi rek c'est tellement cher dañu mujjee jaay seen i kër dem léegi toujours aw askan aw nit ñooy tedd ci kaw aw nit te Ngor lii Mamadou wax sànq lépp lu mu waroon jëriñ état du Sénégal jëriñ na leen ko ñaari canal ouvert moo am Ngor benn bi génn virage benn bi génn fii ci Waasi mu daan drainer les eaux pluviales venant de l'aéroport mais tey boo fa demee yaa que des eaux usées yoo xamante ne moo fay déverser de 24 heures sur 24 tey askan wi dëkk Ngor ci géej googu lañ daan dem pour am ay ressources halieutiques Kër Soxor mairie sax daanañ yor seen dépense bopp parce que buñ demee foofu dinañ fa jëlee benn 4000 ba benn 6000 francs mais léegi nit mooy tëmbal gaalam jënd essence dem géej du am dara loolu kan moo ñu ko teg état du Sénégal comme ni ko Mamadou Faram fàccee dama ci dolli rek Senghor na foofu la mbiri tàmbale di dem jusqu'à ba tey loolu nag injustice bu yàgg révolte lay jur bu ñu révolté ñu naan ñuy traité nit ñi de barbare wala ñu leen di traité de tous les mots fekk barbare bi dëggantaan moo la kiy fekkas baadoo la
am salaire bu mu amul nga fuqatiwaat alalam boole sa patrimoine kenn nag nit koo xamante ne foo yëngu si Ndakaaru liñ naan fu bakkan fu ne am na fa kër si diir bu gàtt ba mu nekkee ministre ba mu yoree poste sangam injustice boobu laa wax ne buñ ko réparé wul fii yëfi du mujj du neex. donc moom El Hadj Abdoulaye mu ne injustice si waxam si loolu laa si tënk donc mais injustice est-ce que aussi c'est pas trop tard seen jog bi nii muy collectif bi nii par rapport aux faits parce que affaire yi dama li ma jàpp ne mooy dafa yàgg injustice bi dafa yàgg léegi pourquoi ngeen xaar ba en ce moment nii parce que ngeen xam ne canal bi fi mu nekk nii extension bi gars yi def naa séddoo nañ ko te est-ce que li ngeen soxla di ngeen ko am foog si extension bi boobu mooy ngeen mën a xaar ba instant bii nii pour ngeen mën a jóg pour def benn collectif. man nga may foofu ma di ko la dëmm. bismillah voilà yaakaar naa yéex amul. parce que vidéo dañ ne mooy weddi woo heureusement que bi mag ñi amul ak yaafus doon si dox boobu ba tey yaakaar naa képp kuy seetaan télé yàgg nga gis yëngu-yëngu yi en 2008 dañu dajaloon benn collectif des daayira de Ngor 2008 collectif bi di dem avant 2008 sax mais 2008 la yàlla def ñu daje fële si mairie Ngor au temps de Ndoye Kane bi ñu dajee foofu waa tànk ñaan ñu pour ñëw fekk réunion boobu parce que waa tànk boobu Ndoye Kane moo leen informé na dañuy délocaliser aéroport bi ancien maire Ngor Mamadou Kane ñu ñëw si réunion boobu informé ñu waa Ngor nañu bañ pare ñoom dinañ dem Yoff avocat am informé leen na foog ñu jog boobu ñu ngi préparé sommet OCI bi ñu organiser seen conférence fii si Ngor bi ñu fa jógee 2011 yaakaar naa ne avril 2011 tànk daje na fii def événement bu mag invité waa Ziguinchor invité mbokki Lebu yëpp ba pale yëngu bi pale yëngoo dañ am promesse de Abdoulaye Wade mais malheureusement bi mu duggee deuxième tour élection yi benn vendredi midi mu yónni ndaw muy ministre bi nga xamante ne moo nekkoon Yoff nekk maire Yoff ku jigéen ki mu Xëyri Gay Seck mu yebal ko na leen président daf leen soxla tey kooku naka ñun mën nañoo jóg ajjuma maa ngi la waaj président soxla ñu dëkk Lebu la ko des ndax yomba boobu ba léegi ñu ngi ko bind mais tey mën nañoo uyu président lan la leen président doon oowee pour suuf si la woon mais kilifa gu responsable da ngay moytu nga dem palais ñu jox la transport mu tas dëkk ba parce que enjeu yooyu def si amoon ñuy honoré qualité boobu mi nga xamante ne mag ñi amoon nañ ko ak sago googu ba naka tey mënoo ñoo oo ñu dem tey mais bu doon dëgg la mënoon nañoo bàyyi beneen jour ñu programme ka Lebu yi waxtaan seen biir bi Abdoulaye Wade wàccee Abdoul Mbaye daf fekk dossier bi moo ndikk nekk premier ministre Macky Sall recevoir ñu waaye laaj ko liñ koy laaj dëkk bu nekk doon na laaj plus de 50 hectares wala 100 hectares mu ne leen loolu de mënta ne ndax gis nañ ne Abdoulaye Wade avancé na si ma di leen fàttali ne Abdoulaye Wade boobu temps jox na Macky yu fay 52 hectares jaayee ko 20 milliards mètre carré bi même pas 1500 1200 la ko jaayee tey ñu ngay jaayee aéroport bi mètre carré 375 000 nga xool mu jox Cheikh Amar 30 hectares may si ay particulier ay sëriñ ay hectares ñu yëg information boobu di ko topp mais biñ ñëwee Abdoul Mbaye en tant que premier ministre Macky Sall danañu kat am na lu fi jot a wàññi ko te président tamit am na fi ay projet ñu ne ko bu dëkkee loolu du mën a ñàkk mu joxe promesse bu ko ne dinañ am ba si moment boobu ñu woon si ay 30 hectares la waxoon mais mag ñi dañ doon bañ na ne loolu dafa ndaw mu ne kon nag xam nañu fexe ngeen toog ak kilifa gi président mu man see àddu kon yi xa jóg amul bii fi Abdoul Mbaye jógee it noonu la processus bi continuer ba président bi muy dajawaat ak Lebu yi si dëju Papa Bassirou Diagne yàlla na ko yàlla yërëm grand sëriñ ne leen fàttewuma li ma leen wax booy door a yërëm réew ak projet yi nga fi fekk ak crise bii fi nekk ñàkk xaalisu réew mi si la ñu ne mais la ma leen waxoon joguma si kon mag ñi constant nañu boobu ba tey di liggéey ñàkkul ay faay nag sax ñetti dëkk a àndoon dëkk bu am problème rek day feeñ si tànk bu Wakaam yëngoo day feeñ si tànk bu Yoff yëngoo day feeñ si tànk bu Ngor yëngoo day feeñ si tànk day andi benn rupture mais pour vous dire que ne gàcce ngaalaama yaafus amu si. mais am na tuuti illégalité c'est-à-dire vous n'êtes pas régulier ci combat bi man pour man. moo tax dama ne da Wade Abdoul Mbaye biñ fa jógee toog nañoo ministre di finance bu Abdoulaye Wade bu Macky Sall muy Amadou Ba
toog nañoo Boun Abdallah Dionne toog nañoo Mahmoud Saleh dem nañ conseil économique social environnemental yëpp doon ay sema yoo xamante ne ay chaînes yoo xamante ne ñu ngi ko doon topp mais amul fenn fu ñu mës a dem si kilifa yooyu ñu ne ñu duñu leen jox dañ naan ñoon c'est légitime di ngeen am mënuñu leen wax tey la may xam ne suba la mais di ngeen am loolu yàggatul espoir boobu moo fi mës a nekk ba tey lébu dañ ne boo ko bëggee ndax lébu moom nit a kàddu la xam nga or nit nanaa nga ko loolu ça fait rire nit day waxanteex lébu moom ba ngeen waxantee la fas kàddoom nga or ka ne dama ko naxoo ko de da ngaa wane sax doye di yow ak sax mat di kon yéexuñoo jog boobu ba léegi ñu ngee jog te bu subaa kenn dañu toogoon seetaan ñoom ñu def lu leen neex déedéet dañ ñu jaay doole def lu leen neex dañ ñu tënxamlu def lu leen neex mais yéexuñoo jog président nga baal ma si li ma siif loolu. bon waaw parce que moom def na li mu fi wax nii aussi il a un peu relaté un peu des faits yoo xamante ne yàgg na parce que bu ma déggee mu ne 2008 ba léegi yéen a ngi si xeex bi mais moi j'ai l'impression est-ce que xeex bi aussi wéetu leen si par rapport ak yeneen i gox yi parce que gis nañ fi aussi Yoff def nañ seen collectif Ouakam aussi la même chose foog duñ si sax revenir mais Ouakam am na lu fa xew loo xamante ne peut-être yeneen ni dëkk yi rafetlu ñu ko mais yéen tey jii nii bu ma gisee tey ngeen ànd ak avec une entité du village mooy El Hadj Youssou Ndoye l'imam ànd ak imam mooy imam ratib bi Jaraaf Saliou d'accord ci lii y'a monsieur le maire Amadou Gueye d'accord ci ak les notables mooy frais yi ak délégués de quartier ak ensemble des mouvements associatifs de jeunes et de femmes ñoom ñëpp maanaam dañu bokk ci kuréel gi pour ñëw pour bokk ci xeex bi et alors que am na ñoo xamante ne tel n'est pas le cas c'est yeneen i dëkk yi donc moi j'ai l'impression que rek bii nii wéetu leen ci combat bi. waaw jërëjëf Bara gis nga dëkk bi dañ amel njukkal ñoom El Hadj Abdoulaye ñii dañ leen amel njukkal ndaxte baax na aussi genre occasion yi bu ñu ko amee ñu wax si aussi tuuti si ñoom lañ ci daj lu nekk dégg nañ ko ñoom lu nekk dégg nañ ko te lu nekk promettre nañ leen ko si suuf nan lan non noppi leen ñu jox leen lii moom du ko wax mais loolu am na fi te pourtant ñu ngi continuer ànd ak seen ngor ànd ak seen dignité di xeex pour ngor donc loolu baax na aussi pour ñu souligner ko moom li muy wax ni moom rek mënoon na def émission fi ma suba te yàlla xam ne du pare si joxe di joxe ay éléments wala ay informations yu jëm si wàllu xeex bi dafa yàgg 2008 ba tey gii nii ñu ngi continuer di xeex donc problème bi waroon nañ ko dépasser bu yàgg. pour revenir à ta question ñun Ngor dañuy sant yàlla Ngor nekkuñu si ay problème de leadership. Ngor boo bëggee boo laajtee kan mooy jaraaf doo dem si ñaari jaraaf wala ñetti jaraaf Ngor benn jaraaf lañ am benn chef de village lañ am muy jaraaf Saliou Samb kuy seeti kilifa traditionnel si moom ngay jubal benn frais lañ am benn président frais benn commission frais lañ am ñu am benn ndey njàmbur benn imam ratib benn maire donc ñun kilifa yooyu mooy kilifa yi Ngor te kilifa yi mu tudd yooyu yëpp ñoom ñoo ŋànk mbir mi ñun suñuy li ñuy wax nii ci seen tur lañ koy waxee li ñuy dox seeni tànk la ñuy doxal nii donc loolu boo ko amee yaakaar naa sa xeex day gën a yomb lépp lu ñuy def dañ siy déggoo lépp lu ñuy def dañ siy waxtaan ba pare ñu ne ñu defee leen nii waxee leen nii donc loolu c'est important ñu souligner ko xeex bi wéetuñu si kilifa yi ñu ngi si ànd ak ñun te wax dëgg yàlla ñu ngi si sant yàlla. lii des rek mooy état du Sénégal xam nga état dafa garaaw état bu xamee ne ab dëkk dafa soxla benn affaire day jéem a fexe dugg si dëkk bi jéem a xool nu muy jaxasee waa dëkk bi ba ñu kii waaye jaxase yooyu dañ ko def feneen waaye Ngor moom fii macha allah ñu ngi sant yàlla ñun dañu am kilifa te dañu topp seen gannaaw li ñuy wax état du Sénégal encore une fois te message bi sax dama koy adressé directement président Macky Sall. parce que aéroport bi li fi am les ordres viennent d'en haut du ministre de l'urbanisme bu la mën a wax bu moom moo si jël décision temps wala keneen présidence lay jóge présidence de la République les décisions yi par rapport ak aéroport bi di jóge donc moom rek moom mën a jël décision ne jox naa waa Ngor d'autant plus que ne moom xam na le problème moom xam na problème bi parce que ñëw na fii wax ne population Ngor Ouakam Yoff li ngeen di dund
injustice la te bu ñu yàlla dénkee nguur gi dinañ leen ko delloo dinañ fexe ñu delloo leen ko moom moo ko wax vidéo yaa ngi fii ñun dañuy politique te sunu engagement politique yàlla xam na ne c'était lié à ça c'était par rapport ak li nga xamante ne moom la parce que ngor moo ñu gënal lépp loo mënta gis mais ngor na bénéficie de rien ngor amul dara ngor amul dara ba pare ñu continuer di étouffer ngor noonu rek ñoom ñu xam ko ah ba pare continuer di jox ñeneen bàyyi waa ngor loolu teguñu ko fenn loolu mooy problème bi xeex mi nag xeex bi ñun dañ koy continuer du ñu bàyyi tey dañu commencé point de presse bu subaa si conditions yi sanitaires yi permettre ko dinañ def ay sitting dinañ organiser marche bu laajee grève de la faim dañ koy def donc loolu c'est important jigéen ñi ñoo nekk au premier plan ci combat bi donc loolu c'est important ñu souligner ko état bi daal nañu jox lii jaratul sax ay dem audience wala ainsi de suite na yëkkati 50 hectares na Ngor maa leen jox lii xam nga après mu jox Yoff jox Wakaam mais Ngor moom li muy dund non c'est totalement différent ak yeneen communes yi quoi. donc loolu moo nekkoon li nga xamante ne moom la président relaté par rapport ak suñu questionnement bi nga ko laaj si ndax am na retardement par rapport ak seen collectif bi donc si loolu noonu comme ñoom defoon nañ benn point de presse boo xamante ne ni def naa presse sénégalaise yëpp jaar nañ fi donc dañuy dem régie pour relater un peu li xawoon si point de presse bi pour ñu ñëwaat fi suñu plateau. gannaaw ba ñu amee ñaanuk suñu imam ratib El Hadji Youssou Ndoye am ndigaluk jaraaf Saliou Sam du chef de village du dëkk bi ànd ceeg sunu autorité administrative du monsieur le maire Amadou Gueye ànd seeg sunuy frais yi nga xamante ne ñoo yor sunu coutume di jàppale jaraaf ci liggéey bi waaye ànd seeg waa Ngor gépp mbooloo moomu tey ñoo taxaw oo àddina gépp ngir waxtaan ak ñoom si li nga xamante ne mooy li ñu càmbar boobu ba léegi si li nga xamante ne moom la Ngor nekkee ci aw naxar aw tiis lan la Ngor nekkee avant loolu dañuy fàttali sunu naxar woowu ak sunu tiis woowu kii yàlla teg si bopp réew mi tey muy le président Macky Sall càmbaroon na ko ba taxaw wax àddina nañu lii ngeen di dund muy aw naxar day bokk nañu ko ak yéen te bés bu ngeen ñu jàppalee ba ñu toog ci bopp nguur gi danañ leen ko fajal muy li ngeen xamante ne am na ci aéroport bii ngeen gis nguur gi fi nekk ni mu koy def jaaduwul loolu ku ne fàttali ko daka waaye ba mu ko waxee ba léegi depuis 2012 gis nañu ne ay morcellement mu nga fay am morcellement yoo xamante ne nu leen neex nañu ko tuddee waaye ay sénégalais di ci bénéficié wu sénégalais yooyu di ci bénéficié wu nag dañu na lan moo tax waa Ngor mënuñu ci bokk ñan ñooy waa Ngor ñooy ñi nga xamante ne ñoo moomoon suuf si jox ko réew mi ngir utilité publique maanaam lu àddina gépp bokk ñu jëriñoo ko waa Ngor ñooy ñi nga xamante ne ñoo dëkk ak suuf si waa Ngor ñooy ñi nga xamante ne ay sénégalais lañu comme ni ci sénégalais yi di bénéficier wu ba tey état bi waxagul ak ñun ñuy fàttali de bi ñuy tëggaat suñu constitution réew de am na lu ñu jagleel ci wàllu woowu ne dinañu joxaat gëdd ak yelleef ci ñi nga xamante ne seen gox am na lu fay bejje ci ay wërsëg ñu mën ko jariñoo ci seen dëkkuwaay mu mel ni aéroport bi ñun ñoo ci gën a jege ñoo ci gën a yey gannaaw ba ñu koy jox ay Sénégalais ñu koy dëkkee kon gannaaw loolu ñu ne Ngor soxla na dëkkuwaay lii tax mu soxla dëkkuwaay nag ku xool xam na ne Ngor xat na xat goo xamante ni bokk na ci dëkk yi gën a xat ci Sénégal village traditionnel bi ku fi dugg rek sunu mbokki naataangooy journaliste yi bu ñu fi ñëwee bu ñuy dugg ci dëkk bi dañuy am problème ci village traditionnel bi ndigee xataay bi nga xamante ne ñu ngi koy dund xataay boobu nag tey dafa jur ay njàqare yu bari ci wàllu sécurité ci wàllu wér-gu-yaram xataay boobu jur na fitna gu bari
mu doon musiba boo xamante ne mu ngi nelaw te ëllëg mën na xëy yeewu te nag ki nga xamante ne ñoom la ñu jox ñu yite réew mi yaakaar naa li ñuy xaar si ñoom moo ñu taxawu askan wi ba ñu bañ a yegg si musiba boobu du xool ni ñuy faje nit ñi. tey Ngor village traditionnel bi dañuy wax ne 10 000 habitants au kilomètre carré mu doon lu yéeme te wallahi dëgg la kon ñu ngi fàttali àddina ne lii la ñuy dund ñun waa Ngor ñu dund injustice bu bëri si wàllu suuf ku xool le remembrement des Almadies bi fi jàll nga xool suufas Ngor Almadies li muy jar ñu koy nangu suñu ñun jaarale ko si ay domaine maritime xëy déclassé ko def ko domaine privé de l'État jox ko ay nit ñu koy jariñoo si jaay doole parce que ñoo toog fu ñu si wàllu woowu di doxale lu leen neex di jaay doole ñu koy wax waa nguur gi ñuy fàttali àddina gépp aw askan lañu ni askan yi aw xeet lañu ni xeet yi ñu am soxla lañu comme ñëpp kon gannaaw ba yooyu yëpp ñu ngi koy dund si ay naxar ay tiit ndax yor askan woo xamante ne bu ñii di tëdd ci lal ñeneen ñi ñu ngi xaar ñu yeewu pour ñu dem tëdd ci guddi gi kon fitna mu ngi yeewu te xam ngeen ne kuy ne ci mbedd rek am jikkoy mbedd lan la ñuy xaar tey Ngor mu ngi xaar état bi jox ko 50 hectares ngir mu mën faa dëkke man faa am fu ñuy jàngale suñuy doom man faa am dund gu dal ndax fitna gi ñuy dunda ëpp na taaw askan lañ ci biir askan wi askan lañ woo xamante ne saa yu nguur daan soxla bu ñëwee fii ñu jox ko lu mu bëgg àddina gépp mën ko témoigner yaakaar naa bu ñu doon lu ci fitna du ñu dëkkook ñun ñoom ñi yàlla dénk réew mi ñi ci ëpp ñun ñoo dëkk fii ci Ngor kon fitna googu nga xamante ne mu ngi nelaw bu ko kenn yee kon ñu ngi ñaan nguur gi nañu jël seen responsabilité ci lii askan wi di dund ba ñu dalee wax yàgg na waaye duñu tàyyi ndax Sénégal gépp dinañ ñu seede ne wax nañu de 2011 jusqu'à nos jours ba tey waa Ngor ñu ngi wax kon li ñuy sàkku daal mooy ñu ekki 50 hectares maanaam juróom fukki hectares yoo xamante ne lépp lu si nu fitna danañ ko fa mën a régler si wàllu dëkkuwaay si wàllu ay bërëbu jàngukaay ak bërëb yoo xamante ne dina mën a defar sunu dund ñu dund gu dal kon loolu lañ doon fàttali àddina di ko fàttali monsieur le président te di sàkku ba tey jii na ñu ngi am yaakaar na dinañu fajal sunu mbébét bii di ko xamal ne ni sunuy njiit yi day doy nañ ñu comme ay intermédiaire suñuy njiit yi doy nañu ñu ngi ñaan mu recevoir mbootaay mii di Ngor nga xamante ne kuréel yépp ñoo maase ànda kenn génnu ci mu daal di ñu woo daal di ñu fajal suñu soxla su ko defee ñun ñëpp ñu mën a santaat yàlla bu baax kon ñu ngi teeral suñuy wax di gërëmaat waa Ngor gi nga xamante ne teew nañu fi ak suñu journaliste yi nga xamante ne ñooñu ñëw jàppal ñu ba àddina mën a dégg tey li ñuy mbébét di ko joytu ngir ñu mën see am saafara kon ñu ngi teeral si allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim. ñu jaajëfal waa régie bu baax a baax ci élément boobu noonu du ñëwaat fii si suñu plateau édition spéciale donc conçu spécialement si collectif Ngor bi nga xamante ne moom la ñu créé donc à l'image de nos invités muy El Hadj Mamadou Ndoye mu nekk président wu collectif bi ak El Hadj Abdoulaye Samb aussi mu nekk aussi porte-parole si collectif bi donc président tey est-ce que mën nga ñu defal benn synthèse par rapport ak point de presse bi nii lii amul si point de presse bi parce que on a vu que c'est un point de presse vraiment qui a été réussi par rapport ak point de presse yi fi amoon. waaw ñu ngi santaat yàlla parce que comme ni ma ko waxee woon rek point de presse bi c'était pour encore une fois waxaat ak état bi dañu def benn déclaration ñu tuddee ko déclaration de Ngor parce que bi ñu defee diagnostic li fi jot a jàll yëpp defaat diagnostic état bi li mu nekk di continuer di def li nga xamante ne mooy ci site bi dañu fexe dajale Ngor gépp waxoon naa ko sànq dem nañ ci koñ yi quartier yëpp pratiquement quartier yu bëri dem nañ fa waxtaan ak ñi nekk ci quartier bi
association de famille on a fait tous les quartiers pratiquement dem nañ Xataxeedi dem nañ Thialane dem nañ Ngaraneel dem nañ Jongraan la ñu waroon dem ak Ponti mais ñaari dëkk yi amoon moo tax jotuñu dem dajale nañ fii toutes les associations des imams et oulémas fii lañ leen recevoir association des femmes toutes les associations de femmes fii lañ leen fii lañ ñëw ñu waxtaan ak ñoom association délégué de quartier waxtaan nañ ak ñoom bàjjenu gox yi ak les relais communautaires daje nañ ak ñoom fii donc on a fait le maillage Ngor dañu ñëpp entité pàccee bi lañ jël toog ak ñoom sensibiliser leen xam nga d'habitude bu ñu daan wootee Ngor bu daan wootee danaan am ay problème ñu sànni ay xeer ainsi de suite xam nga jël jàpp jeunes yi yóbbu ainsi de suite mais bii dañ ne dañu jël benn feuille de route dañ koy dérouler feuille de route bi dañ koy dérouler tey moo nekkoon le commencement point de presse bi lancé feuille de route bi après y aura d'autres manifestations parce que sunu droit la on a le droit de réclamer li nga xamante ne nii mooy sunu àq parce que li ñuy def nii problème droit de l'homme la c'est extrêmement grave li état du Sénégal di def fii si kii bi d'autant plus que ne constitution bi permettre ñu ko parce que à travers le nouveau loi yi nga xamante ne moom lañ voté woon ci référendum bi patrimoine foncier beeg ainsi de suite les ressources naturelles et tout fii suñu patrimoine foncier la dafa bokk ci Ngor donc mënuñu ko jël dagatee ko di ko jox yeneen sénégalais bàyyi Ngor yi d'autant plus que ñun ñu ko dund ay injustice loolu moo tax man yaakaar naa ne point de presse mu réussir te ñu ngi ñaan lancer waale ainsi message population Ngor à travers votre télé ñu leen di remercier encore une fois parce que franchement yéen a du liggéey bu am solo lancer waale population bi pour que ñu ñëw approprier wu mbir mi parce que xeex bi combat bi nii du combat wu benn pàcc du combat wu benn entité du combat wu parti politique du combat wu famille du combat wu Ngor la combat wu dëkk la donc waa Ngor gépp dañ ko war a ñëw approprier wu kenn waru si gën a ëpp sa morom engagement wala détermination ñun ñëpp si war a bokk engagement détermination te état bi ñun lu ñu koy wax ne du ñu bàyyi tant que joxuñu ñu li nga xamante ne moom la ñuy réclamer muy 50 hectares yi nga xamante ne moom lañ bëgg si biir site bi. donc président comme ni nga ko déggee donc à travers notre média muy Ngor Plus qui est une télévision nationale via même internationale de par les réseaux sociaux. donc Ngor Plus def naa affaire bi fii lay xew ñun chaque instant nii lañ fi nekk on est là pour la communauté lébu donc bu ñu gisee loo xamante ne nii dafa nar a daay bi dafa nar a continuer dañ koy dem pour fay ko donc mooy suñu média donc El Hadj Abdoulaye donc kii dafa wax lu am importance muy que point de presse donc tey suñu ne point de presse bi c'est un peu relater un peu les faits yi xamante ni moo fi jaar mais d'après si waxam gis naa ne collectif bi nii ute nax yeneen collectif yi mu sa jaar. waaw mën nañ wax ne uute na uutewul Ngor gépp si ànd ndax yaakaar naa ne mosuñu fi def point de presse bu ñu déggul ak autorité yi Ngor yëpp que ce soit administration religieuse ou coutumière dañ ci mës a ànd mais bii ni ko Mamadou waxee dafa am ab liggéey boo xamante ne ñoom dañu ko def mooy li mu relaté léegi fi nga xamante ne jaar nañ fa boobu ba tey pour nit ñi yeewuwaat amoon na fi ñun dajale woon nañ magi Ngor mairie yaakaar naa sunu yaa Ndey Samba yal na yàlla yërëm ko te beesal yërmandeem moom moo leen convoqué woon fii si maison des ASC man maa présidé woon réunion bi ak Jarab Saliou mais man maa leen doon expliqué pour vous dire que ne yoon wi ñu ndikk yëpp daanaka jaaroon nañ si mais dafa amoon benn retenue boo xamoon daf si amoon quelque part des Ngorwaa ñu askanale ka ay nit ñu koy dox loolu mooy feebarab lébu ndax mbir dañ koy doxalab dëkk nga toog mel ni concerné wu la ngay dem ba si biir affaire bi di gën a empiré wu ngay door a jóg tey collectif bi am na ñu si sonn démb pourtant le même principe lañ doon dox démb daanaka dañ ko doon ñàkkal fare wala ñu di ñu waaye dil sax ay génn leen si aéroport bi bu ñu leen fa fekkee yéen di ñu leen di jàpp tëj leen foofu amuñu fa dara doo mën a concevoir sax ab lébu ab responsable buy wax loolu ñun buñ ci nekkee autant de temps pour xamal ne ñun li ñu intéressé mooy que na lébu yi am si suuf si mu jaare si ka mu mën a doon si doomi lébu loolu ndamam la ñun ndam la xam nga la moo échec ñun ñëpp ñu bokk ñàkk te jàpp na ne ku ko fi indi yaakaar naa duñ ko jox mu am juróom ñun ñu am benn wala mu am ñun duñu am boo ko indee askan wi nga ko andil tant que la fi nekk
setal tànk mooy wax naa ko sànq bu benn dëkk yëngoo rek rupture am. mais ñu au nuyoo di si ñaanal suñu papa Diokali ñu nekkoon si parce que boobu moo woon secrétaire général Frey nuyoo dajale woon ñetti Frey dëkk bi muy Ngor Wakaam Yoof ñu ne comme peut-être jaraaf yi dañuy am ay problème dëkk bu ne am ñaari jaraaf ñetti jaraaf léegi nañ jël Frey comme dëkk bu ne benn Frey fa am comme ñoom administrativement taxaw nañ tey intellectuel ñoo nekk si ñetti entité yooyu nañ leen dem ñoom ñu porter combat bi ñun dañ leen dem rejoindre ñun gune yi dañ dem rejoindre waa nuyoo ñu continuer le même combat ñu jaar fi ñu war a jaar bi ñu jogaatee tey Ngor Debout jóg dañu dem rejoindre Ngor Debout pour le même combat kon ñun li ñu itteel moo la lii sonal ak Ngor mu ñu war kaa saafara du mën a si diw la war a jaar du mën a si diw la war a jaar ndax yàlla xam si kan laa jaaree li ñu mën a am moo la ñu apporter si suñu soutien ba lu xew ñu def ko léegi lii tax ma lay andil yooyu yëpp ay pàcc la ndax dañu war a continuer si lancé boobu le maire oo ñu Amadou Gueye bureau am génne plan teg ñu Ablaye lépp lu ngeen mës a dox si tànk ànd naa si waaye man yàlla dafa def man maire am Ngor la ma mënumaa xeexal tànk Ngor la ma mën a xeexal lii day maa ngi kaa dox si aéroport bi muy piste bi nga xamante ne dañ ko libéré nii ma ne ko monsieur le maire man kenn tënku ma man El Hadj Ablaye kenn tënku ma dafa am principe boo xamante ne moom la ñu liggéeyee te képp ku si nekk dinañ la jàppale pour nga am ndam si li ngay dox yaakaar naa ndaje boobu amoon nay témoin te xam na ne soutenir nañ ko si loolu kon suuf si baa ngi si dalee dox ba léegi amuñu réeroo mais am na liggéey bu des damay bañ a tudd moo yenn yi mais ku ne war ngaa xam sa bopp ab dëkk buñ ci nekkee di liggéey nañu nawlante nañu ñu jox maire ab cëram jox chef de village ab cëram ba si jeune bi nañ ko jox ab cëram bu ñu joxantee cër ku nekk la nga man kaa doxal dëkk bi waaye nañ la ko jox te ñaanal la si ndam mais Mamadou Ndoye fa nekk duma fa dem te Mamadou Ndoye li moo dox du salaire la nekk mën na ko saa dal kon loolu laay def appel di profiter si collectif bii lii tax mu ñëwaat kon nit ñi war nañoo xam ne nit ñi taayewuñu si la fexe rek dëkk bi regroupé doon benn ñu leen si félicité bu baax kon boo gisee ma andi anecdote yi yëpp ça veut dire que boobu ba léegi yaa ngay dox amuloo ndam nga war a changer doxin dañ na ñun lébu dañu manko rek ànd rek dañu manko rek si bañ a nekk benn moom boobu dañ ko mënee moom dañ ko mën trop tas mbooloo nii tas ab lii mais lii ngay tas te boo ko tasee tas sa boppa tas sa jëmma ba kañ tey defi la tey muy Ngor ñu jox régler problème bii nekk benn sinon suñuy doom ak suñuy sët dinañu mere trop kan ni ñun sax xaw nañoo mere mag ñi kon collectif bi loolu mooy doole ji parce que dama jàpp ne tey ñu bëri war nañoo am regret si lii jàlla si naïveté bii leen daloon si rëy gi leen daloon si retenu bii leen daloon tey collectif bi may na tey Ngor gépp tous les Ngor waa ñu racheté wu ñu ñëw bokk si lii tey kenn waroo fañ génnee lii Mamadou di wax ay seen la de buñ paree dañuy dem si beneen étape mais loolu ñu ngi lancé appel à tous les Ngor waa que ne billahi bu ñu ko gëmee bu ñu génnee am ndam mais buñ jàppee ne yëfi diw la diw El Hadj Ablaye la encore Mamadou Ndoye la encore du ñu am fenn El Hadj Ablaye nag ma profité foofu Mamadou wax na ko sànq yaakaar naa li biñ ci dalee dox am na tànk boo xamante ne buñ ko si doxee woon buñ ñu ooyee pour toog fii dañuy daw dañ naan leen doxal leen maanaam proposition yi ñu doon proposé bokkoon na si sonn na leen yàgg nañ see dox état bi na mu la jox dëkk bi waaye yéen benn bëggee mën nañ leen a jox leen ay suuf jox leen xaalis ngeen bàyyi combat bi ngeen di mëne na ab combat moom dafa am ñu koy mëne bu ñu ko mëneetul kenn du ko mëne mais yàlla dimbal na ñu am sago am ngor xam na ne kàddu moom dañ kaa am ba faw ndax kàddu lii kaa xañ ak nit du tax wax dëgg si dëkk de droiture moo la may nit constance si benn mbir ak njub te yàlla nañ si yàlla rey ci loolu la ñu nekkoon ba tey di si dox moo tax dañuy féliciter encore une fois parce que fan yii yëpp bu gaa yi di dox xam nañ ne nekkuma fi maa ngi si activité maa ngi si liggéey waaye gis nga ni ko Mamadou élaboré léegi dafa war a tax nit ku nekk xam na ne lii jombunu te droit à la vie la Mamadou wax na ko si loi 2016 droit à la vie la nit ki dañu ne droit bi loi bi def ne ku nekk sa gox la fay bejji
si ressource naturelle waa gox baa sa war a gën a yeeyoo te ay Sénégal la ñoo jox ñu dëkk yow miy jàpp ne lii droit mayuñu ko bañ portoon plainte nguur ak Sénégal gëm na ma ne lébu yi dañoo am ndam encore une fois ñu ngi def appel à ce que yéen ñuul yi nekk suñu biir détails yi nekk suñu biir waaye dañ ko teg fële li ñoo jëli ji pour njëriñal ñëpp la. di félicité waa COPEX si taxawaay bi nga xamante ne amoon nañ ko si bi ñuy morcelé dëkk bi tey ndax ñoom ñoo ëppale si morcellement bi ëppaloo ñu si Mamadou Diop mi fi nekkoon maire ndax ñoom ñoo ñu ëppale tey ëppaloo ñu si dañu am comme ni Ngor waay amee kon noonu rek lay yëfi di tollool buñ ko defee it yaakaar naa ne maire bi fi nekk ak waa dëkk bi dinañu def de telle sorte que waa dëkk bi yëpp gis seen bopp ñu jàng si erreur passée yi nga xamante ne am nañu ko kon daal ñu ngi def appel à ce que na ñëpp ànd ak collectif bi seeni doom lañ ndax am na lu mag manu ko ndaw ak man mag ñi wàcce nañ maire am na lu ko yoon may am na lu ko yoon mayul mais ñun ñi nga xamante ne tey am nañ liberté def yenn tey yoon bu ñu ko xañ muy sitting bi Mamadou Ndoye di wax génn pacifiquement nag la ñu waxuñu génn di créer ay émeute wala nangam pacifiquement wane sunu mécontentement si lii xew te yoon may nu ko te ñu ngi koy ñaan bu ñu ko sàkkoo nañu ko yoon may ñu xam ne ñun ay nit yu civilisé lañ dinañ ko génn ba àddina gépp xam ne wane nañ suñu naxar. donc wane nañ suñu naxar comme El Hadj Abdoulaye ni ma ko waxee donc mu nekk édition spéciale tout le temps parce que sama réalisateur mu ngi wax ne ma temps bi jeex na mais pour vous dire que rek lii suite lay nekk comme ni ngeen ko waxee mu nekk une première boo xamante ne nii dafa am yeneen i jéego yoo xamante ne dinañ ko def si collectif bi donc comme ni ma ko expliqué collectif bi war a nekk benn déclic boo xamante ne nii day continuer si événement yu Ngor yëpp nii lay demee après donc président lan mooy sa dernier mot. waaw di santaat yàlla suñu borom di leen remercier bu baax wax dëgg yàlla Ngor Plus ñu leen remercier bu baax di remercier également kilifa yi ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñu may doole remercier aussi population Ngor parce que tey point de presse lañu waxoon waaye mbooloo mi fi ñëw yaakaar naa wax dëgg yàlla macha allah am na solo di profité rek sama dernier mot day doon un message d'appel lancé à la population ngoroise di wax ne combat bi dañ ci woo ñëpp ñu ñëw si ñu ànd si parce que benn xel rek du doy benn présence nit rek mën na yokk doole encore une fois combat bi du combat wu famille du combat parti politique du combat wu dëkk la donc waa dëkk bi yëpp ñoo war a ñëw approprier wu ko su ko defee li ñuy wuti nii parce que tey li ñuy xeex nii bu yàlla defoon tey état bi décision ne voilà jox na Ngor 50 hectares mais population bi yëpp a ñëw taxaw ne si laa bokk donc nag balaa ñu yegg foofu da ngeen di ñëw xam nga su ko defee ñu bokk xeex bi si lay gën a gaawee sax pour ñu mën koo jot appel boobu laay lancé population bi ñu ñëw ànd ak collectif bi gën ñu jox doole su ko defee yàlla mën nañu suturaal ba li nga xamante ne moom la ñuy xeex ñu am si ndam incha allahu rabbi maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp. donc ce sont les derniers mots du président collectif pour l'extension du village traditionnel de Ngor donc El Hadj Abdoulaye aussi tey la mooy sa dernier mot par rapport à li fi xew yëpp. kon Mamadou ni mu ko tënkee rek daanaka mooy wax bi santaat ñëpp ñoo jiite mbir mi si zahir ak ci baatin di leen ñaanal yàlla may leen dem si li ñuy dox yaakaar ka si jaboot gi te ñu fekke ba ñuy morcelle bu ku nekk dem di dëkki yàlla mën na ko yàlla def kenn bañ a manqué waaye di gërëmaat ñëpp si confiance bi ndax yaakaar naa ne nit joxul boppam cër nit moom mën ngaa fexe def lu ne waaye mënoo fexe ba nit ñi seen appréciation nga yor ko yow da ngay def rek di wax rek ñoom bu ñuy apprécier positivement ou négativement yow loolu sab xarañ te yeggu fa kon bu ñu toogee ñu tànn ñun max Mamadou Ndoye suñuy jëmm yu xeebu yi nañu teewal leen ñu si mbir mi loolu dañ koy sant yàlla waaye gërëme leen ko ñoom ndax liñ def ni ku ne mën na ko nag wax soxla rek ku ne mën na ko mënoon nañu tànn ku ne waaye di gërëm frais yi si nit ñu encadré ndax boobu ba léegi ñu ngi ànd ak ñoom si liggéey bi seen siège la ñu ubbil fa la ñuy defee suñu lépp lu ñu soxla ñu yombal nu ko waaye di gërëm maire bi nga xamante ne bi fa collectif bi demee jël na ko defaat kay fi boppam te noonu la ko mas a defee nag
point de presse fi mës a jàll yëpp ak lépp lu ñuy was a yëngu su lu jëm si wàll wi taxaw na si mais bii nee na gën na saa sori à travers Alpha mii nga xamante ne moo ko fi teewal tey wax dëgg yàlla mu doon image bu rafet te ñu saxal image boobu si jëf ñu saxal ko si jëf ñu nawlante comme nawlante gi ñu waxoon rek ku nekk ñu delloo la cëram ngir jëm kanam te gëm na ma ne ñun ñëpp gannaaw ba dañu bëgg ngor nañu joxaat ngor cër bi ngor delloo ñu cër bi ñu nawlante su ko defee yàlla mi borom dimbal yàlla nañu yàlla dimbal ndax ab ànd bu dee dëgg rek doon tax caay-caay la tax a jóg sax ay nit bu ñu àndee ànd bi doon dëgg si ñoom buñ defee caay-caay dañ si am ndam te yaakaar naa defuñu caay-caay dañu ànd ngir droit à la vie mu doon ab sacerdoce boo xamante ne mu ngi sunu loos nekk seenu loos ndax kilifa goo gis mu jiite bëgg naa am ndam si li mu jiite. kon ñu ngi leen di fàttaliwaat ne xam nañu ne ñoom ndam lañ bëgg ñu nit seen ndam la ñu bëgg ndax seen ndam wala ndamal dëkk bi kon yal na yàlla tàppe xol yi gindi ñu ba suñuy problème interne gannaaw ba mënuñu koy dindi si lébu waaw mu yem sunu dëkk nag yem sunu kër comme état la noo waxal ñun ñëpp ñu maa ngi ko nekk benn ñu dem yàlla defal ñu dem ci loolu. waaye di gërëm waa Ngor Plus mi ñu may opportunité bi à travers seen njiit Baye Bara doon doomi dëkk bi te saa yu amee occasion bu mel nii mu mën ñu tàllal micro ñu mën a wax ak àddina di ñaan bëbét bi yàlla na ko yàlla yokk fii ngeen bëgg a télé bi di yegg fa yàlla na yàlla def lu raw njort loolu wa axiru daxwaana an alhamdulillahi rabbil alamin. Donc merci le porte-parole El Hadji Abdoulaye Samb di jaajëfal aussi seen président muy El Hadji Mamadou Ndoye aussi moom tamit ñu xam ko tamit muy ku farlu si affaire Ngor donc Ngor Plus nii rek lay demee chaque instant donc taxawal sa dëkk moo ñu tax a jóg te boo gisee édition spéciale bi c'est un peu spécial par rapport ak fee yi nga xamante ne moom lañ fi gis mooy point de presse bi nga xamante ne moom le collectif pour l'extension du village traditionnel de Ngor moom la ñu créé tey jii nii mu nekk une réussite par rapport ak point de presse yi nga xamante ne moo fi jaar moo tax ma leen laajoon seen question ne leen est-ce que bii nii gënul dox par rapport ak yi fi amoon mu nekk une réussite totale di leen ko féliciter au passage parce que xam nañ ne tamit organisation yombul mais de wax ne aussi tamit ñun toujours ñu ngi nii yor suñu micro saa yu ngeen di soxlaawee rek xam ngeen ne donc ñun dinañ teew à travers ma voix ma modeste voix donc si kàddu yooyu lañ leen di joxe dig daje si beneen émission boo xamante ni c'est une édition spéciale qui va relater un peu les faits de notre communauté donc di leen jox dig daje ba beneen yoon ak beneen plateau à la prochaine.